jaa ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës mbootaay gi ëmb liggéeykat yu hôpital Abass Ndao ña ngay laaj seen koppar ñu ne nag mooy waxtu yi nga xamante ne nii moom moo tegu ca waxtu ñu war a liggéey képp ñetti téeméeri millions la ñu wax ak juróom fukk bu ko weesoo nag ñu ne pointage biométrique boobee war a tàmbali ci weeru avril gën a lu leen beneen ponk muy nag ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Diop nekkoon maire bu Ndakaaru tey ji nag ay jegeñaaleem ak ñi nga xamante ne nii ñoom ay mbokkam lañu ba ci nag ñamu daan bokkool di liggéey def nañu nag tàggatoo bu mujj ak moom ca hôpital principal bu Ndakaaru tey nag lañu ko jébbal boromam moom moomee di Mamadou Diop ñu gën ko xam ci Diop la maire tekki ndombal tànk bu Ibrahima Hamidou dem ci boppu magistrature bu Sénégal Ousseynou Samba nekk professeur ci droit pénal ca UCAD moom nag nam ko gisee mooy li mu def nag ku am fit dëgg koy def ndax njàmbarte la wane ci loolee maître Assane Dioma Ndiaye ne nag dañoo war a indi ay coppite ci wàllu yoon wàllu tàggat yaram daan ci addu ak jongante xaritoo bi nga xamante ni mi ngi dox ci jamono ji may wax ak yéen ci diggante Sénégal ak Bosnie ca Havre la ca France ndam demagul ndam dikkagul ñi ngi nag ci ñaareelu xaaj bi mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak mbootaay gi ëmb liggéeykat yu hôpital Abass Ndao ñoom nag ña ngay yëglu seen i koppar la ñuy laaj nee nañ nag koppar yooyu daal moo nekk nag waxtu yi nga xamante ne nii moom la ñu war a liggéey la ca toftalu ñu ne mat na ñetti téeméeri millions ak juróom fukk ñuy sàkku nag ci kilifa yi ñu daal di leen jébbal seen koppar yooyu bu ko weesoo nag li nga xamante ni moom la ñu nam amal ci hôpital boobee di pointage biométrique war a tàmbali benn fan ci weeru avril loolu it bokk na ci li leen metti lool Cheikh Diop. ci magistrat bi ma ngoog kon du ñàkk ñu dellusiwaat ci muy liggéeykat yu hôpital Abass Ndao ñu daal di wax ci leneen lu jëm nag ci ñaxtu ba tey muy nag étudiants yi nga xamante ne nii ñoom ñoo bootu ci kuréel googe boole nag ñuy tàggatu ci wàllu science infirmière ba ci nag obstétricale fii ci Sénégal ñoom tey xëy nañu dox ñaxtu ba ca kanamu makkaanu jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñoom étudiants yooyu nag di naqarlu beddi ga ñu leen def nee ñu boole ko nag loolee nga xamante ni moom mooy système LMD tamit dañu leen caa génne ndax dañu jàpp ni ñu bari nag ña nga ca daaray privé yi Fatou Bintou Konté fekke woon na ko. ngir xeex li nga xam ne moom moo di xaajaloo bi am seen diggante ñoom ak li nga xam ne moom moo di école de formation publique en santé yi lee ñoom mouvement des étudiants en sciences infirmières et obstétricales du Sénégal bokk ci école de formation privée yi ñoom nag tey dañu amaloon ab marche étudiants yooyu nag nga xam ne ñu ngi jugee ci institut de formation en santé yi nag ñu ngi ñaawlu li nga xam ne moom moo di organisation de certification yi nar a am fii ci Sénégal. ndax mënuñu def ñaari certification nationale bi benn pays. une seule benn réew nga ne da ngay def ñaari certification nationale loolu mënut a nekk INDSS mënut a béeru ne moom moo am diplôme bu baax bi moom moo ko war a jël privé bi am diplôme bu bon bi loolu amul fenn. ñoo bañ. ñoom nag boo xoolee dañ leen exclure ci li nga xam ne moom moo di système LND ñoom étudiants yooyee ñi ngi ñaawlu mbile mbir te jàpp ne lu jig jaag état bi la wante it ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen école de formation defuñu la leen waar. licence master doctorat bi jusqu'à maintenant ba léegi leerul si suñu bopp ñun ndax ñun bañ ñu orienté par le ministère de l'enseignement supérieur. dan nañu yéen da ngeen dem defi licence ba léegi loolu moom moo nekk sax ci contrat bi liant les écoles de formation ak ministère même boo leen demee ci contrat bi lié écoles yi loolu moo fa nekk. am na établissement yoo xamante ni dañoo jël accréditation bu ministère de l'enseignement supérieur mais ñoom demuñu def les démarches qu'il faut au niveau de l'ANSU pour avoir l'habilité à délivrer des licences ça il faut le dire. leen di jafe-jafe yoo xam ne ña ngi koy jànkonteel bokk na ci seen épreuve yi nga xam ne yu ci bari kenn du ko valider ak notes yi sax dafa dul faral di baax mu di difficulté yoo xam ne ñoom saa su ne ña ngi koy jànkonteel. des notes yi dafa louche ndax boo ne système APC yaa xëyti dañ ne da ngay yokk compétence étudiant bi day tax taux de réussite bi yokku APC avec 6 personnes sur des milliers APC boo xamante ne juróom-benn ñoo jàll ci ay junni loolu du APC. institut de santé en formation yooyu ñu ngi ñaax nguur gi mu régler seen situation nu mu gën a gaawee ndax seen carrière ci la dépendre.
waxoon nañ ko sànq ci ponk yi Mamadou Diop nag jébbal nañu ko boromam ni ki tey ji mu nekkoon maire bu Ndakaaru gannaaw ba mu làkkoo nag tey ji ay jegeñaaleem ña nga woon ca hôpital principal di nag ñi nga xamante ni nii bokkoon nañu kon di liggéey moom moomee nag seede yi benn la ndax doonoon na koo xamante ne nag def na kéemtalaay kàttanam ci lépp loo xamante ne nii dénk nañ ko ci réew mi diiru ko fanweeri at dañ ci ànd ak Ibou Diouf. ñi ñëpp teewoon ca l'hôpital principal ngir gunge ki nga xam ne moo fi nekkoon meeru Ndakaaru nekkoon fi tamit avocat yàgg a teewal réewam ci ay pàcc yu bëri Mamadou Diop wuy ji boroom ñu ñëw nag gunge ko rek ngir jébbal ko boroom. suñu nijaay ji ñu ñàkk tey fi gën si bu baax a baax la ñu bu taaraloon suñu famille la ñu bu doon taxaw yépp la ñu ñàkk. kàddu gi daanaka benn la Mamadou Diop yàgg na liggéeyal réewam moom mi le nekkoon meeru Ndakaaru taxawu na ay mbokkam tamit ci dundam mu bàyyi fa woy bu rafet. bu baax a baax la ñu ñàkk fépp fu ma toll daf may nemmeeku di xool naka la waaye dénkee lu may gën a mën a jëm kanam ba bii ma ñu jënd ministre de la santé sama passation de service mi ngi toog sama boor bu ngeen ma si bon nag ñàkk nañu lijaay bu baax. ay xaritam ay ñoñam wala sax ay dëkkandoom gis na rek kii moom daanaka homme d'état la woon boroom xam-xam la woon tamit. loolee may ko nag fépp fi mës a jaar ci liggéeyam def na fa ay jéego yu ñuy rafetlu. gëm ko te jéggal li ci des nag mooy ñun ñi fi des nanu jaamu yàlla te rafetal mbokk gi te xam ne Sénégal ndénkaane la boo xam ne dañ ko teg ci suñuy loxo war nañu sóor génération yi di ñëw ñu yor réew mi ci sell jiital diine te xam ne suñu réew man li ma gëm mooy diine yi jiitu la cay toppa ci. meeru Ndakaaru bi nekkoon avocat nekkoon gendarme dokkoon tamit ay jàngalekat fala ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru kooke nag moo wuy ji boroom ñi ñëpp teewoon rek ngir gunge ko fële ca sëgg yu Yoff Mbelelaan. Mamadou Diop nekk homme d'état nekkoon it borom xam-xam bu wér li mu liggéey nag kenn du ko natable ci Sénégal ña teewoon tey ca hôpital principal wax nañu ko ñu teewlu leen ci micro Ibou Diouf. nit ku baax la woon nit ñi nag politicien bi rek la ñuy xool ci moom waaye Mamadou Diop intellectuel la woon maanaam borom xam-xam la woon décentralisation daf koy jàngale finance publique daf koy jàngale nu ñuy tabaxe état Mamadou Diop daf koy jàngale bon nag dem na comme ñun ñëpp dañuy dem waaye fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge te ñamu fa fekkit yàlla na yàlla yërëm leen ñun ñi ko fay fekkit yàlla na yàlla yërëm nu bu boobaa ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mamadou Diop ku nekk xam na ni liggéeyal na réew mi te réew mi yëpp ñoo ko ñàkk ñu ngi koy jaal njabootam yëpp di ko jaal réew mi yëpp mais li ñu wax fii yëpp rek doy na mais li ma ci jàpp man ñaari mbir la benn bi moo di ministère de la santé bi nga xamee ni ñëw naa fa 1995 dañ ma ni fii day amoon nañ fi benn ministre de la santé bu mag boo xam ni marqué na département bi def na fi liggéey bu rafet ba avancé na wér-gi-yaram ci réew mi boo bëggee daal def dara na nga jaar ci ay tànkam ba ma ko nemmee ko itam gis liggéey bu rafet bi mu def ba ma ci jaaree defe naa ni yàlla yóbbu nañu ñu def ay jéego yu am solo ci département boobu kon ministère de la def na ministère yu bare mais xam naa ni ministère de la santé marqué na ko durablement pour réew mi. àjjana incha allah. te générosité Diop le maire weesu woon na en tout cas gis-gis bi nga xam ne moom la amoon ci Sénégal man damay fàttaliku ba ma nekkee un jeune étudiant nekk aux États-Unis donc déposé woon rek bourse comme tout le monde ma fàtte ma toog benn bés rek ñu woo ma ne ma ambassade Sénégal ñu ngi lay wër ba ma demee ambassade dama ñëw fekk fa rappelu 1 an bourse boo xamante ne ba ma koy déposé man fàtte woon naa sax donc loolu defal na ko tant de Sénégalais.
Ibrahima Hamidou Dème tekkati na ndombal tànkam waa bi yoon nag dafa wan gannaaw ba jeex tàkk magistrature bu Sénégal. Ousseynou Samba nekk professeur droit pénal ca UCAD moom nag na ma ko gisee mooy li mu def nag ku ñeme moo koy def ndax fit dëgg koy def maître Assane Diomba Ndiaye nag ne lu mu ci mën a doon war nañu nag amal ay coppite ci wàllub yoon dañ ci ànd ak Pape Fara ñi ngi Thierno Laurent Mendy. ñiy àtte ci réew mi ñëpp teg leen bët gannaaw bi nga xam ñiy àtte ci réew mi ñëpp teg leen bët gannaaw bi nga xam ne ki nekkoon substitut du procureur général daal di tekk ndombal tànkam di Ibrahima Hamidou Dème li mu def nag nekk njàmbaarte dëgg bu ñu sukkandikoo ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu yoon. mais bu fekkee dañ na ne yow boo nekkee ci yenn corps yi amoo droit wax li ngay mën a def rek mooy démissionner boo demee ba jàpp ne yow sa conscience mayetu la nga toog fa te mënoo wax mais pour nga jot sa liberté mooy démissionner. moo koy rafetlu nit bu fekkee da nga dugg ci métier. ngëm-ngëm dugal la ci yaakaar dugal la ci boo demee ba ngëm-ngëm bi la ci taxoon dugg gisatoo ko ci yaakaar bi la ci taxoon dugg gisatoo ko ci la nga yaakaaroon ne noonu lay doxee justice dafa war a tëddee njaaxaanaay ba la ci taxoon dugg gisatoo ko ci suba baabu la neexee mën ngaa démissionner. président bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme jàpp ne magistrat bi démissionné li mu wax ni ci kaw ñu bëri ci naataangoom ñu ngi koy wax ci suuf professeur bu droit pénal bu UCAD bi di Ousseynou Samba daal ne mbir yi garaaw na lool bu dee ku nekk ci biir moo yëkkati yële kàddu. il faut ñu jàpp ne lii mu def tey au-delà de expression liberté responsabilité personnelle mais dafay wone benn malaise bu rëy ci biir magistrature bi daanaka li mu def nii xëy na xale magistrat yu bëri ñu ngi xalaatee noonu. askan bi war naa mën a tiit pour ñaari raison bu njëkk bi mooy magistrat moo ko wax xam nga bu doon man jàngalekat maa ko wax ñu ne jàngalekat la. bu doon avocat moo ko ñu ne peut-être ay dossier dafa gañul procès moo tax mu wax. ñu jàpp ne ay jooyante yu am solo war nañ koo def ngir yoon gina moom boppam. ñu xool li nga xam ne mun na nekk tey te yeneen dëkk yi nga xam ne yëpp anticiper nañ ci débat bi am tey ba malaise bi am tey amul seen dëkk ñu waroon koo def ba tey ñu mun a jël li nga xam ne rek mënut a ñàkk ba dalal xelu magistrat yi xam leen ne dinañ leen bàyyi ñu def seen liggéey ni leen ko seen serment laaje ni ko loi conseil supérieur de la magistrature ni mu tëddee moom mooy avancé loo magistrat yi du moins moo leen di nommé or bu fekkee ne yow magistrat bi da ngaa am ay ambition say ambition doo nga ñëw la jiital réew mi jiitalu la askan bi jiitalu la su boobaa am nga tendance di def li nga xam ne moom moo neex nguur gi. réformer diggante entre procureur de la république en tout cas parquet bi procureur yi ak ministre de la justice ba nga xam ne dootu leen mën a jox ordre. gannaaw coppite yooyu nga xam ne wax nañ ko ñi seen xel màcc ci wàllu yoon ne na ñi nga xam ne tax dañuy yëkkati di artu nit ñi dañ leen war a gën a mën a protéger bu ko defee yoon daal di moom boppam. ni ñu ko gisee nag kon wan gannaaw googee mu wan gannaaw magistrature bu Sénégal ci ab bataaxal la ko xamle moom moomee di Ibrahima Hamidou Dème ci bataaxal bi nag mu nga cay bind jafe-jafe yi mu nemmeeku ci réew mi bokk na ci ñàkkub kaarange naka noonu it nee na daal nit am sañ-sañu nit maanaam moom boppam ci Sénégal doon na loo xamante ni lu jafe la ak yeneen yoo xamante ni kon dëxëñ na ko ca boobee bataaxal jëriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye tontu na ko ci wàllu wee ñu teewlu ko ci micro Mambiram Diouf. alors analyse mu jaram mën naa bu génnee dana ko améliorer. du ci li ma ànd parce que man boo nee liberté publique li ma la mën a wax mooy 2017 bi ñu defee évaluation sur plus de 100 demandes de manifestation ñaar lañ ci tere loolu mooy réel du ay wax. opposition bi wax dëgg yàlla jotaguma benn bataaxal ci opposition bi ñu ne dañuy def. bu ñu ko jotee boobaa dinañ ko apprécier. ma ngoog muy nag lu mu tontu ci mbir moomee tey ji sax xam naa ndaje boo xamante ne nii mi ngi boole woon jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ak ki nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu soxal kaaraangeeg gone yi solo si nag mooy fexe rek kon ba taxaw ci li ñu nemmeeku muy fëkk ko gone yi ci Sénégal ci loolu nag ñu ne faaw nag ñu jël ay matuwaay yu mat sëkk ci loolu tamit dalal nañu rek xelu askan wi ci wàllu woowee ndax daañu gën a xeex waaye nag la ñuy sàkk bu weesoo mooy askan wi nañuy gën a nag bàyyi xel ci xale yi muy ndaje moo xamante ne tey jii lañu ko doon amal Mame Biram Diouf ci leeral. xale yi dañoo laaj ñu aar leen loolee ab droit la
joriñ nga xam ne nag mooy saytu lépp lu soxal sax xale yi du tuutànke yi di Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop moom nag jàpp ni ministère am mu ngi liggéey bu baax ànd ak ministère de l'intérieur collectivité locale ak ministère de la justice lépp kon ngir lépp lu jëm ci xale yi ñuy këf mbala sax di leen di faat loolee kon doon loo xam ni dina dakk. sama rôle wax naa la protéger xale bi la contre abus maltraitance su demee ba nekk rey loolu mbiru ministère de l'intérieur la loolu moo tax tontuwuma ci wante am na xale bu ñu reyoon ki ñu violé woon rey ko dem naa présenter ji samay condoléances mais yëgu leen ko ndax sooy dem si ñoo xamante ni dañu am métit dañu am naqar da ngay respecter seen naqar respecter seen métit. ndogal yi ñu jël ngir yokk kaaraange gi mu bokk ci nag yi ngir jëlee xale yi ci mbedd mi. ndax frontière mënuloo ko traverser te xamuñu yow yaay kan xamuñu ki nga àndal moom mooy kan dinañu gën a renforcer dispositif bi ñu joxewaat ay instructions pour que ñu nekk ci frontière bi mën a veiller ci loolu xale boo xamante ni dafa nar a ñëw moom rek. buñ ko bàyyi bu jàll xale boo xamante ni dafa am ku mu àndal ñu xool ki mu àndal ndax war na ànd ak moom ba pare ndax waajuram yi jox nañ ko autorisation pour mu ànd ak moom pour bala muy dugg ci biir territoire sénégalais bi surtout au niveau des gares routières aussi dinañu liggéey ak ministre des transports pour que ci gares routières yi ñoom ñu gën a saytu xale yi. ministre de l'intérieur mi xam le ni kon jël nañ bépp matuwaay ngir kaaraange gi mat sëkk di yokk it ne parents yi war nañu kon jël seen i matuwaay it ngir gën a tegg seen i doom. xale boo xam ne bii tey dafa war a jàngi fu sori ak këram war nañu ko bàyyi te xamuñ fu muy dem loolu du lu ñuy bind di décret di arrêté dañu bëgg a rappeler rek borom kër yi que dafa am lu leen war ci seen i njaboot également état bi am lu ko war. te nag bu ñu kenn ku nekk ci ñu defee loo war yaakaar naa ne problème yooyu léegi ñu mar ko mën a dépasser. nguur gi jël bépp matuwaay ngir kaaraange gi kon doon loo xam ne daal day mucc ayib waaye it ñaari jëwriñ yi di laaj waajur yi ak yeneen acteurs yi nga xam mbir mi da leen soxal ñu gën a it dugal seen loxo ci mbir mi. jaajëfal ko bu baax Mame Birame Diouf. Déthié Fall nekk député bu parti Rewmi moom nag dem na ba ca assemblée nationale ngir nag kalaame ji ma ngay sàkk ñu ubbi ab l'enquête jëm ci gaz beeg pétrole bi rawatina ak contrat yi nga xamante ne nii signé nañu ko xaatim ko diggante 2012 jàpp 2017 ay leeral la ci sàkk moom moomee di Déthié Fall bokk ci parti bi Rewmi ci fàttali ñu teewlu ko ci micro Ibou Diouf. ñëw pour déposer benn demande pour que ñu taxawal benn commission d'enquête parlementaire bi nga xam ni day saytu lépp luy contrat bu am ci gaz bi ak ci pétrole bi dégg ngeen le premier ministre Boun Abdallah Dionne bi mu defee sortie ci ñett fan yi yàggul mu ni ñoom pare nañu pour lépp li nga xam ni war na ci leer gu nu war indi ci li xew ci contrat yooyu pour ñu def ko. ngeen dégg également le président Idrissa Seck mu demandé ma pour ma dem déposer pour ñu mën taxawal commission d'enquête parlementaire boobu tey loolu laa ñëwoon déposer si. groupe Liberté et Démocratie nga xam ni wax na ma ni mi ngi soutenir initiative bi wax nañ ci ak l'honorable député Cheikh Bamba Dièye waxtaan ci ak l'honorable député Mamadou Diop Decroix waxtaan ci ak l'honorable député Mamadou Diallo ak ay non inscrits yu bare. parce que képp ki nga xam ni rek lu leer nga bëgg ci affaire publique yi ni ñu koy téye initiative bu mel nii mënoo def lu dul jàppale ko mënoo def lu dul dooleel ko ndaxte loolu rek moo ko tax a jóg. xibaar yi ñeel njàng meek njàngale mi ci jamono ji may wax ak yéen nag njiitu jëwri ni mi ngi janoo rek ak syndicat jàngalekat yi rawatina ak syndicat boobu nga xamante ni ñoom ñoo bootu ca loolee ñu duppee G6 solo si nag mooy fexe rek ba indi saafara ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci njàng mi ca Ndar moom am na ab rapport di jàngat bu ñu def nag ci wàllu njàng ma foofe muy rapport annuel la ñu ci gis nag mooy am na ay jéego yu am solo waaye am na ca ay daara yoo xamante ne lu ca mel ne nag école primaire yi nee ñu nag gone yu jigéen ñi ñoom ñoo ëpp xale yu góor yi ndax am na ci classe yoo xamante ne boo leen jëlee téeméer boo jël ca ndongo ya juróom-ñett fukk yëpp ay jigéen lañu am na nag ay résultats yoo xamante ne def nañu ko ci CFE BFM ba ci baccalauréat Ousseynou Diop. inspection d'académie bu Ndar daal di présenter rapport annuel bu performance ci atum 2017 ak plan de travail bi nga xamante ni war nañ ko lal
xayma bi doon jigéen ñi léegi ñoo gën a ëpp ñi nga xamante ñooy góor ñi ci wàllu l'école primaire yi loolee di dellu ginnaaw boo xamante ni ñi di góor ñi def nañ ko. Le problème majeur que nous avons noté et je crois que. problème bu mag sax la ñu gis ndaxte léegi jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi ci wàllu primaire bi am na l'école yoo xamante ni sax ñu ngi may xamal ni téeméer boo jël ci ay élèves juróom-ñett fukk yëpp ay jigéen lañ ñaar fukk ñooy cay góor kon nag loolu xor suñu xoolaat ko. Sur 100 élèves vous ne trouvez que quelques 20 garçons. inspection d'académie nag nee na lu jëm ci wàllu lii daañu ci indi ay saafara gën a ñaax askan wi waaye tamit jàjj ñii di IEF yi. Des actions doivent être menées pour corriger. war nañu xool ay pexe ki prox ndoll yu ñu dugg ngir mën a corriger li nu mel ndaxte loolee day wane ni recul la jëm ci wàllu TPS bi nga xamante ni war nañ ko taxawal ñëpp nag taxaw nañ ci ngir góor ñi ñu gën a leen ñaax ñu mën a bokk ci lu jëm ci wàllu njàng mi rawatina ci école primaire yi. Ce que nous avons noté surtout de la part des uns et des autres. loolu teewul académie bu Ndar ci atum 2014 ba 2017 def ay jéego ci moyenne nationale bi sax ñoom romb nañ ko. N'empêche que l'académie s'est positionnée. atum 2014 ak 2017 gis nañ ni am na ay jéego yu ñu def demoon nañ ñaar fukk benn ci téeméer boo jël fanweer ak ñaar ci téeméer boo jël juróom benn fukk ci téeméer boo jël mujj nag wàcc ci juróom fukk ak ñeent ci téeméer boo jël loolu nag day wane ni ci atum 2014 ak léegi def nañ ay performance ngir nag daal di weesu moyenne nationale bi. un peu à 54%. ci diwaanu Ndar géej nag njàng mi ma ngay dox nank jëm ci kanam taux de réussite ci atum 2016 2017 ci CFEE bi téeméer boo jël juróom fukk ak ñeent yi am nañ seen CFEE BFM bi téeméer boo jël juróom fukk yu teg aslëf baccalauréat bi nag téeméer boo jël fanweer ak ñaar yu teg ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay poñ. gannaaw Ndar Kaolack académie ba nag tàggat na ay soxna foofee ci wàllu alphabétisation ëpp nañu nag téeméer di dem soxna yooyu nag ci langue nationale muy nag kàllaamay réew mi ci la ñu leen tàggat lépp nag ngir ñu mën a demal seen bopp tey ji sax ña ngi koy wax ndax nee ñu ña nga yëngatu moo xam ci wàllug koom ci wàllug jënd ak njaay lu mu ci mën a doon soxna yi jàpp nañu daal bu ñu leen gënee dimbali programme boobee ñu yaatal ko dana tax nag fu ñu bëgg a yegg yépp ñu mën faa yegg ñu teewlu Mariama Sarr moom kenn la ci ñu doon tàggat foofee ci micro Ibou Cissé. tey boo ñu joxee junni ñun jigéen ñu jaay ci orange wala caaf bala moo am at junni boobu dinañ la ci génneel lu mat ñaar fukki junni wala fukki junni nga xam ne kon xam nañ léegi fi ñuy teg suñu tànk te xamuñ ko woon rawatina nag ñun yaay ñi nga xam ne jànguñ français parce que léegi ne école bi demee su ko demee woon bu njëkk man nee naa dinaa jàng ba yëkkati ki may jàngal boot ko. moo tax suñu doom yi jaral nañu lu ne parce que suñu doom yi dañ leen a jox livre boo xam dañ koy liifantoo ca kër ga te léegi ñun yaay yi ñun ñoo leen koy waxal parce que bu suñu doom ñëwee laaj ñu ñun yaay yi ñi nga xam ne jànguñu école tey ñoo leen di jàngal olofal te olofal boobu dañ ñoo mayoon classe su ñetti weer mayaat ñu classe su juróom-ñeenti weer classe su juróom-ñeenti weer boobu tey jox nañu ay financement tey suñu aayama ñun ñu ngi yore juróom benn million yoo xam ne ci téeméeri junni lañ ko amee woon te tey li xam liy dugg ak liy génn ak li ci des ndax booy jaay nee nañ ñu ndox bi nga jënd sax juróomi dërëm bi nga sarax taalibe bi paas bi nga paase dafa bokk ci sa commerce bi ngay def ci sa bénéfice la bokk te loolu xamuñ ko woon dañ daan jaay junni balaa weer dee ñu perte ñu ne njaay mi doxut parce que xamuñ woon ni ñuy jaayee ñu ngi sant olofal bi di ñaan yàlla suñ classe bii di waaj a jeex ñu ngi ñaan yàlla ki ñu may olofal bi nañu mayaat classe ñun yaay yi pour ñu mën a jàppale suñuy doom ñu ngi sant nag ñu ngi gërëm. jongante xarito diggante Sénégal ak Bosnie ca Havre la ñu koy amale foofee nag dañu fay fekk ji Mamadou Ndiaye jongante boobu nag jëm ci waajal coupe du monde bi Mamadou Ndiaye la ñuy jokkool ca France Mamadou Ndiaye nuyu naa la. maa ngi lay fay Fatkine. ma ngoog Mamadou Ndiaye fu ñu toll ci jongante boobu ndax ñi ngi ci ñaareelu pàcc bi Sénégal Bosnie. waaw match bi mi ngi nii doog a jeex. 0 but partout la maanaam kenn dugalul bi ndam demul ndam dikkul mu nekkoon ñaareelu match amical bi nga xam ne Sénégal mi ngi ko doon amal ci préparation bi nga xam ne coupe du monde bi la ñu ngi ci jëm ci mois de juin bi. li ñu mën a jàpp rek mooy tey ji Sénégal Bosnie 0 but partout maanaam ndam demul ndam dikkul kenn dugalul sax bi mu ngi match baa ngi nii doo ko jeex and liñ ci gën a jàpp leneen liñ ci mën a jàpp it moo di tey Aliou Cissé dafa changé waat équipe am waaye mu conservé li nga xamante ni mooy système de jeu bu bees bi nga xam ne moom lañ ko tegtoon nañ ko mu indi ko ci ñaari match amicaux yi ci diggante ak Ouzbékistan ak tey jii di diggante Sénégal ak Bosnie muy 3-5-2 bi nga xamante ni ci ñaari at match amicaux yi Aliou Cissé gis nañ mu indi ci lu bees daf ko conservé waaye changé li nga xamante ni mooy équipe am mu indi ñeneen mennum Djilabo ji rek moom moo joué woon match contre Ouzbékistan bi match bi dañoo seetlu ñoom Sadio Mané dañoo ñëw ñoom Pape Aliou Ndiaye ak ki nga xamante ni mooy ñoom
Ablaye Diallo ñooñu la indi ci équipe bi mais def na ay changement terewul bii bi nga xam ni mu ngi ko doon wut wala leneen li nga xam ni mu ngi ko doon teg muy ndam li mujjul am mooy Sénégal mën nañ li ñu mën a jàpp rek mooy ñaari match amicaux yëpp def ci def match nul ñu koy jaajëfal bu baax waxtu bi moo ñu xooti rek Mamadou Ndiaye xam naa 20h bi ci nasaraan di nga jokkoo ak Cheikh Tidiane Diawo moo fi fas yéene teew ci kanam tuuti lay doon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bi mu sotti Cheikh Tidiane Diawo ci kanam tuuti